am na mu leen di jox mooy on va parler de l'environnement. di ngeen sama gan bi nu mu nekkee mu spéciale ñu koy wax Ousmane Faye na nga def. maa ngi fii Lamine. damay wax ci mbalit bi. dama ne science sans conscience nekk ruine de l'âme xel mu xelelewul yeetewul di jariñ boroom ci àddina. Un esprit sain dans un corps sain, mais un corps sain dans un environnement sain. Rien ne se perd, tout se récupère et se transforme. bañax du mbokk waaye ku jàq jaar ca. lu regg ba jant ba des xaal waaye res jekk ba mu des bàmmeel. lii raam ca ñag ba la jëm waaye bu fa fekkee kàmbu jot fa jug ba mukk. li ci kanam raw li gët waaye li ci ginnaaw gestu ko fa bàyyi. dama ne bëgg-bëgg daa bari te doole néew ñu war a yemale bëgg-bëgg yi. ak jëfin yu rafetul yi. ndax xel mooy xel li waaye ko xelu mooy xelale. jéem te li gàcce amu ca lu dal waaye lu ne jàdd yoon ko teg. ñàkk xam ab réer la. fexe xam mooy sa yokkute. gëstu xam jëfe njariñam. xel mu xelalewul yeetewul di jariñ boroom ci àddina. man mbalit mi. man mi nga xam ne bi ngeen may doog jënd ca boutique ba rek dama daan teral di ma teg ci kaw table à manger ak biblo yi di ma sagoo waaye bi ngeen ma jëfandikoo ba pare da ngeen maa jël sànni ma ci mbedd mi def ma guney taxawaalu looloo waral lépp luy taxawaalu ma jël la teg la sama kaw jëmm ji tudd la femme exemplaire muy jeg bu baax ma yaakaar ni jigéen ju baax danaan musóoru kon pobel kubéer mooy musóoram butiti jën di dëkkandoo ci biir pobel yuuxuñ def bëgg taxuñu ne ko lu tax mu ne man de xet ga ba nag may bëgg a rey ma sañoon nañ ma xent ba ndox ma deñ ñu def ma ci mbuus def ci doomu taal def ko ci pobel te di ko tëj Casa Jeté man ma sañoon ñu ngénte waat ma tuddee ma Casa Gardé ndax Sénégal xamuñu Casa Jeté boo xam ma sànni ci mbedd mi la ñu xam man mbuus mi nga xam ne dama fasante coloré le suuf 400 ans te du ma seey inondation yi lëmbe réew mi jaaxal ñëpp man mbuus bokk naa ci li ko waral ma sañoon na ngeen ma jël recyclé war ma ndax ëllëg ngeen mel maa jëriñoo waat chers frères, notre planète est en danger. Il faut la sauver. Recycler, ce n'est pas sorcier. L'homme est un animal fou. Fou et dangereux. Il met en danger son existence et l'existence de tout ce qui l'entoure. Le permanent, constant, danger chimique, nucléaire et bactériologique, la pollution terre et mer, la destruction progressive de la couche d'ozone, le réchauffement de la planète, l'avancée fulgurante du désert sur le vers, de la mer vers les terres, l'extinction de certaines espèces animales et végétales. Mais l'homme ne doit pas ignorer une chose, qu'il tient un fusil à double canon, l'un sur sa cible, mais l'autre sur lui. L'homme a visé et mortellement blessé la nature. Mais oui, si la nature meurt, l'homme meurt. Merci Lamine. Quelle belle inspiration. Merci beaucoup. waaw mais Ousmane lu waral déguisement bi. waaw Lamine déguisement bi c'est pour choquer le maximum de gens. À quelle fin. waaw c'est pour les sensibiliser pour les changements de comportement ndax déguisement bi mi ngi tudd jeeg bu baax la femme exemplaire. lu tax nga taamu jeeg bu baax nga tuddee ko. waaw xam nga jigéen moo jur ñëpp. waaw te lépp ci jigéen la jóge te jigéen ñi ñooy toog ci kër yi daan jàngale ni ñuy defee ni ñuy toppatawee mbalit mi waaye bu fekkee ni ñëpp dañoo dem bàyyeeg jànq ji mbalit mi te yaruñu leen ci bàyyee xale yi mbalit mi te yaruñu leen ci yaakaar na boobaa dina doy waar te jigéen dafa tëddee njaaxaanaay uuf ñëpp moo tax ma ne bu ma ko tuddee jeeg bu baax jigéen ñi dinañ ci gis seen bopp te buñ nee jigéen rek na àddina buñ nee jigéen rek ne daal lépp ci jigéen la jógee. la femme waaw. la mère. déguisement bi dañ ko doon gis ci keneen ko tudd Modou Fall. man bi ma gisee tout de suite dama ne Modou Fall a ngi nii. mais yéen ñaar da ngeen xaw a niroo ay déguisement déjà yaa ko toppandoo wala moo la toppandoo. waaw macha allah Modou Fall ma koy nuyu de passage sama xarit la sama nit la boo xam ne dañoo bokk mission man ak moom. oui. yàlla dogal na ni man depuis 2003 ba léegi maa ngi yenu lii mais di ko def dans la discrétion. di ko def tamit en tant que artiste comédien c'est-à-dire que du chaque instant rek laay génn wala fu ma foo tourné rek gis ma man bu ma génnee rek spectacle moo ma génnee bu ma génnee rek mbir moo ma génnee Modou Fall nag ñu bari dañuy jaawale c'est vrai mais nee naa lu ñu utale bare na man ak moom. lan moo leen wutalee. moom Modou Fall moom mbuus lay xeex mbuus ci lay xeex. mais yow man mbuus laa gis fii. mais boo xoolee man maay mbalit mi man lépp a ngi ci.
maanaam man lépp loo xam ne lu jëm li génn ci kër yi la rek jëm ci mbedd mi rek moo nekk ci sama jëmm ji. donc yow sa xeex mbalit la en général. les ordures en général pas spécialement. voilà mbalit mi ci boppam. donc c'est une différence. loolu la. waaw de différence de concept la. waaw. n'est-ce pas yow mbalit ngay def. man mbalit mi laay def. pourquoi nga tànn xeex loolu xeex mbalit lu waral loolu. waaw boo gisee dama tàmm ma jël xeex mbalit ndax nee naa environnement bi bu fekkee ni ñu dañ ko yàq rek je pense suñu existence amatul sens. mais loolu nag lii da koy wane. waaw lii da koy wane te nee naa baie de Hann nekkoon benn baie boo xam ne ndeysaan plage yi ñu doon gën a rêvé di ko jaawale Beverly ñun plage boobu lañ amoon. mais tey mbalit mi. yàq na ko. yàqin boo xam ne tey ku ñëw xeeb ñu. waaw te kon donc mu nekk ay plage yoo xam ne lu ñu war a préserver la nee naa man tey du mbuus kese nga gis tey ci plage bi mais lépp luy xeetu mbalit rek tey mi ngi fii ci plage bi muy dàll bu dagg ak muy satalaak muy potak ak lépp lu mu mënti doon lépp loo xam ne ni tey ji mi ngi jóge ci nit ñi rek te nit ñi utiliser ko pare rek amuñu culture recyclage donc sànni ci mbedd mi rek la ñuy xam tey ma jàpp xamal ne la loo sànni ci mbedd mi ba jékki ji gistoo ko ci mbedd mi jàppal ne mi ngi ci biir géej gi nee naa ay montagne mbalit ci biir géej gi ma jox la un exemple mais les tortues de mer yi nga xam ne ni tey jii ni ay mbonaat yu am solo lañ dañoo toll ci disparition instant ñu toll nii la moo ko waral mbuusu toile yi nee naa man nag mbuus dafa bokk ci sama combat man mbalit mi en général waaw environnement tamit en général waaw mais insalubrité moom dama cee bokk ak ñoom lu bëree bëri waaw te tey jii tortue de mer yooyu loolu moo leen di rey mbuus yi leen di rey parce que dañ dootuñu mën a nooyi ci biir la ñu nekk. Il y a une question qui me taraude l'esprit. Pourquoi nga tànn def xeexu environnement pourquoi ce combat là pourquoi nga bëgg ko porter lan moo ko waral. waaw parce que xam nga man naturellement je suis artiste comédien jàng art fa ma ko war a jàngee def ay performance def ay publicité à la télévision def ay pas mal de pièces à la RTS. mais dama gis ni le théâtre ne se résume pas à la télévision. oui te ñëpp ñu ngi jëm ci comédie bi jëm ci reetaan bi dëgg la waaw ñun Sénégal dañu nekk dëkk stress. faw ñuy reetaan ci la bokk mais ñu sóorit feebar yi. waaw te environnement bi je pense que ni buñ ci jugul ci ay feebar la ñuy dëkk te ku feebar dootoo tal am jàmm ba naan yaa ngi seetaan télé bay reetaan donc may invité artistes yi nañu xool feebar yi lu mel ni dialyse lu mel ni yenn feebar yi nga xamante ji mi ngi dal population yi te population yi xamuñu signes yi artistes yi nañuy joué lu mel noonu ngir nit ñi di ci mën a gis seen bopp. xeexuma nag comédie ndax man damay def comédie damay def drame lépp lu artiste di def rek dama koy def lii ñu def ci série nii yëpp mën naa ko mais nee naa combat bi dama ko jël yenn ko en tant que un citoyen modèle en tant que koo xam ne dafa war a ñëw indi benn brique teg ko ci Sénégal ngir Sénégal mën a dem un Sénégal émergent ma dama ko gëm. mais encore une fois pourquoi sa cible nga jël environnement loolu day nekk question boo xam ne day revenir at encore parce que mënoon nga defi leneen nga tànn environnement. pourquoi ce civisme là. waaw parce que xam nga nee naa man nee naa avant sax que ma naan artiste comédien je suis secouriste à la Croix-Rouge sénégalaise te Croix-Rouge dafa am benn devise bu ñu defoon ci ñun bi ñu nekk xale parce que dañ ne jeunesse de la Croix-Rouge ñu ne union des cœurs dans une solidarité agissante jeune de la Croix-Rouge ñu ne l'infirme le malade l'orphelin le pauvre mes cousins le malheur de chacun est le mien mon bonheur partagé avec mes frères mon action est sans frontières ma race universelle ma patrie et le monde kon je pense que ni loolu rek tënk na ni man en tant que artiste ku war a sensible laa ci wàllu environnement ba pare nag teg ci ma gis tamit nag macha allah ni mbedd mi mel mbedd mi tilim na salte na ba pare teg ci comportement sénégalais yi doy na waar waaw ki la ci gën a jekk gën la ci rafet mbubb moo la gën a mën a ñenn ci mouchoir sànni ci mbedd mi keneen ak keneen da nga ci gis ku sañ sa ba rafet nekk ci kaw balcon am jël mbuusu mbalitam sànni ko ci diggante kër yi donc ñu ci bari tey ji école primaire yi dépotoir d'ordures lañ ko def ku ci sa xar dee mbaa ngam sa mbalit mu yàqu mu bon mun a sonal sa biir kër da ngay bàyyi ba ñëw ba ci miiru école yi bàyyi ba guddi nga mën ko fa sànni mais nee naa nag CCC communication pour un changement de comportement. justement loolu laa doon bëgg a laaj. oui pourquoi CCC boobu. waaw CCC les 3C ñun en tant que artiste et en tant que acteur de développement sur l'environnement dañoo ñëw pour indi benn méthode de communication ndax nee naa ñun Sénégal dialogue lañ amoon sunu maam yi ci waxtaan lañ daan régler lépp waaye nag bu ñu demee ba jikko yi nar a soppeeku crise de valeur dal ñu ndax nee naa bu ñu demee tey ba Sénégal kenn waxtaanatul
te koo wax sa bopp mu gis boppam tey ji wàllu mbalit mi mais ku ci xasaw tey ji sa mbalit tey mais yaa ngi xeeñal ñeneen ñi nga dëkkal tey ji da ngay gis un menuisier métallique bu nekk ci benn koñ mais est-ce que menuisier métallique ak pollution sonore ni muy def dër guddul jeex ci biir koñ mais yàqaluñu menuisier métallique yi mais je pense que nit ñi am na feneen foo xam ne mën nañ fa dem mën nañ fa nekk def seen liggéey te duñu feebaral kenn duñu yàq kenn mais xam nga bruit boobu noonu tey bruit boobu machine yi di def nan lay def ko am tension tëdd ci biir këram te mun ta wax ah mais dafa bari ah saxaar si nii nga xam ne pollution atmosphérique mais dañ ci war a wax ah donc man nee naa Ousmane en tant que artiste tamit yenu insalubrité nii di ko wax tënkuwuma rek ci insalubrité damay wax ba ci l'avancée de la mer l'érosion côtière réchauffement climatique lépp laay wax. yow maanaam civisme ngay wax. waaw man civisme laay wax civisme laay gis si sa wax. si li may wax en fait est-ce que civisme boobu li la ko yóbbee du le problème de cursus bi nga jaar nga xam da nga def yenn instance de jeunesse yi def croix rouge loolu la li nga def croix rouge est-ce que amu ci nekkul soubassement wu lu tax nga def waaw sa bataille sa combat permanent et perpétuel du civisme. waaw tey jii yaakaar naa ni bu fekkee ni dama dem ba doon nit lool xam naa ni daal croix rouge am na ci njëriñ am na ci wàll tamit parce que ñoom ay xale la ñuy jël rek di leen former mais à part loolu je pense que man damay taalibe nag di taalibe Serigne Touba ba pare teg ci Modou Kara Mbacké Noreyni di sunu sëriñ may nuyu borom daaru ma ci Chikori di leen nuyu ñoom ñëpp di nuyu képp kuy taalibe Serigne Touba di nuyu képp kuy jullit waaw ndax seen ay sama xarit la woon te nee naa man ko diine yëpp laa far waaw te fépp foo xam ne ni tey ji insalubrité beeg yu demee noonu environnement bi ñu ko fay doyadal rek man fa laa bokk waaye nag xam nga Serigne Touba nee na moom bu fekkee da ngaa bëgg a jaamu yàlla foo nga set waaw te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax loolu la digle set waaw te kon set boobu noonu je pense que ni ñun bu ñu bàyyee xel ni en tant que sax jullit ñun wala sax ak diine bu mu mënti doon diine yëppoon bëgg set amul benn diine bu bañ tilim waaw te nee naa xel moomu na tënku ci un esprit sain dans un corps sain un corps sain dans un environnement sain. justement soo waxee set dañu nekk ci période de pandémie te pandémie li nga xam ne bokk na ci li mën a gën a dimbal nit mu bañ koo am set da cee bokk parce que ci mesures barrières yi set da cee bokk lan nga ciy wax nit ñi. waaw ndeysaan Lamine ma lay à travers question bi nga ma posé ma lay wax ni man concept bi depuis 2003 laay wax sénégalais yi nan leen nañu jug mieux vaut prévenir que guérir fagaru moo gën faju nee naa l'homme est un animal fou et dangereux. Il met en danger son existence et l'existence de tout ce qui l'entoure. Le permanent, constant, danger chimique, nucléaire et bactériologique. Bu ma nee bactérie rek xamal ni fa la corona jóge muy loo xam ne feebar la tey bu jóge Chine mais yamul ci Chine tey jii ñoom dëkk yu am doole yi mais am nañu mbalit moo xam ne mbalit chimique ak beneen xeetu mbalit moo xam ne mais xamuñ fu ñu koy tuur. Donc il est important nit ñi xam ne mbalit du lii kese. déedéet mbalit dafa bari façon ordure médicale mais am na fi mais tey jii yax ñi ñuy dagg seen i tànk mais yax yi fan lañ koy sànni mais tey jii ni am na ci ay sites yoo xam ne ñu ngi fi à Dakar tey bu ñu fa demoon tey jii ma wan la tey jii ay déchets yoo xam ne ay déchets médicaux lay doon heureusement que sax may féliciter sunu docteur du Sénégal yi di féliciter ministère de la santé mais ci wàllu nu mu tuddati kiiwu médical déchet médical dañ ci liggéey lu am solo am nay temps dañ naan tàngal seringue di ci piqûre nit pare piqûraat ci nit léegi seringue individuel la peut-être que nag dañoo am ay jaar-jaar ay feebar yu fi jot a jaar yu mel ni sida lu mel ni Ebola lu mel ni leneen ak leneen ba tax na macha allah ba pare teg ci à travers cette interview may féliciter sunu ministre bi nga xam ne moo yor wàllu santé ndax gis nañ tamit macha allah corona bi combat bi mu ci mënee gouvernement du Sénégal tamit ma leen ciy féliciter parce que tamit ñun on est des artistes bu ñu gisee nit ki def lu concret lu am solo donc dañ koy féliciter waaw di ñaan yàlla rek ñu gën a yokku structure santé yi ba nga xam ne tey ji di feebar corona parce que tey ji bu fekkee ne feebar corona dem na ba daaneel ñu rek parce que ñun ñoo amul hôpital yu doy ñun ñoo amul ay plateau médical yu doy
Sénégal la ngay gis ku feebar ñëw tëdd ci hôpital ba ñu lay tëral ci biir couloir yi. léegi comme yow fi ñu nekk nii da nekk baie de Hann mu nekk baie boo xam ne dafa rafetoon. ñu ni yàq ko mu nekk vraiment combat boo xam ne combat environnemental la ban appel ngay def ñi nga xam ne ñooy riverains yi ban appel ngay def sa citoyens yi par rapport ak déchets yi nga xam ne moom mooy nekk déchets solides déchets yi nga xam ne moo nekk ci kër yi eaux ménagères yi yëpp ban appel ngay def par rapport à cela yow ambassadeur nga déjà. J'appelle tous les citoyens sénégalais à venir avec nous sur ce combat-là parce que xam nga nee naa man damay woo ñëpp. surtout changement de comportement. waaw damay woo ñëpp ci changement de comportement. waaw ndax gis nga mbalit mi moom buñ ko gérer wulee rek mu doy waar parce que mënuñu ñàkk dëkk ak moom mbalit mi chaque jour la ñuy nekk ak moom. kon faw ñu ut ci pexe. waaw te loolu changement de comportement rek. waaw mag ñi moom nee naa seen i jikko yàqu na ba pare. ginnaaw mag ñi seen i jikko yàqu na ba pare ñu ngi jéem a essayer sax changer mais man sama base yëpp maa ngi koy tënk ci xale yi. looy wax xale yi. les enfants nee naa leen vous êtes les soldats de l'environnement xale yi ñooy avenir suba man en tant que moniteur de culture éducative en tant que artiste di yëngu ci wàllu environnement maa ngi woo bépp xale bu benn xale yëkkati mbalit di ko sànni ci mbedd mi. mbalit fu ñu koy def. waaw ñu xam mbalit dañ koy jël ubbi poubelle dugal ko ci daal di koy tëj poubelle réglementaire pas saaku pas siwo bu toj pas mbuus parce que yooyu yëpp tamit day loo xam ne adéquat wul. loolu mbalit la encore. waaw yooyu yëpp mbalit la nga bëgg a jël mbalit defaat ci mbalit mu def mbalit lay yokk mbalit mi nañ koy jël di ko def ci biir poubelle yi te di ko tëj lu mel ni butitu jën mais butitu jën boobu mënoo ko jëlee sotti ko noonu ci biir da nga koy xent def ci doomu taal def ko ci mbuus takk ko dugal ko ci biir poubelle wala parfois am na sax beneen méthode boo koy defee mën nga ko weer def ko engrais. parce que am na fi ay xam-xam yoo xam ne ni am nañ des partenaires yoo xam ne ni ci wàllu këriñ yu mel noonu yu bari tey jii ñu ngi koy jël ci ay asintóor ak ay yu bari ñu ngi koy jël di ko sànni te pourtant mën nañ ko jëlaat mayaat ko valeur ba sax di ci am këriñ di ci def engrais ci sunuy tool ak sunuy fleur ak yu demee noonu. merci Ousmane. merci Lamine. kontaan naa trop. maa ngi lay béggee. mbokk yi yéen yi ñu doon suivre gis ngeen émission bi nu mu neexee mu nekk émission environnementale. environnement nekk loo xam ne amul lu ko gën a sacré parce que fi ngay dund moo lay def te yow fi ngay dund yaa koy defar mu nekk loo xam ne aussi dañ ci war a bàyyi xel bu ngeen gisee Ousmane da nga xam ne combat bu noble la nekk muy combat environnemental mu ku nekk ku ñu war a jàppale ku ñu war a suivre koo xam ne peut-être mën na yokk quelque chose de plus ci combat bi nga xam ne mooy combat citoyenneté mooy ni ñuy traité mbalit ni ñuy yore mbalit. parce que mbalit dafa nekk lu am importance doon ngeen dégg suñu benn émission ñu naan la mbalit ordure la am na njëriñ buñ ko toppatoo nu mu waree nañu changer comportement xam ne mbalit dafa am place dañ koy def foofu mbedd bi du mbeddu mbalit mbuus yi nag lu ñu war a bàyyi la am na loi bu ko def boo xam ne voté nañ ko appliquer comme ça ñu dindi ko ci nga xam ne ci sunu environnement la. mbokk yi maa ngi leen di jox rendez-vous prochainement ci beneen numéro bu leen fàtte mukk li ma leen di wax nii fii mooy Dak Médina ku dégg jëriñu ku gis jëriñu dem leen ci sunu page Facebook ngeen abonné dem leen ci sunu site YouTube ngeen abonné li ma leen encore bu leen fàtte cloche bi bës leen ko bu ngeen duggee rek yéen a ngi ci biir te ku dugg jëriñu à la prochaine incha allah.